jërë ngeen jëf mbokk yi safo télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na ma ko jukki dina bokk ci koppar yi nga xam ne nguur bu réew bu Sénégal daal na koy ficci mu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards ci suñu ay koppar mu bootu itam teq li nga xam ne aju na jëmale ci li nga xam ne moom moo di taxes yi ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di aji jëfandikoo gi gën gaa yees daañu xaar lu tollook benn ayu bés ngir rek njëg li delluwaat na mu meloon bu ñu sukkandikoo ci Alla Dieng bu UNACOIS Yeesal waaye Momar Ndao bu ASCOSEN li mu xamle moom moo di dogal boobee nag lu ñuy rafetlu la mu mel ni nag dundu gu cher gi nag tax na collectif ñoo lànk itam daañu amal ab marche nationale fileek fukki fan ci weeru septembre wi nga xam ne nag moom la ñu nekk bokk na ci li ko waral ngir def kéem kattan ba lépp loo xamante ni dañ koy nemmeeku fi ci réew bu Sénégal mu soxal aw métit ñu daal di koy tegge ci ñoom naka noonu itam ñuy sàkku ci ndaw ñi ñu daal di dem inscrire bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di liste électorale yi lu ni mel jàpp nañ ne dina mën a tax ñu jàmmaarloo ki nga xam ne moom moo jiite mim réew daañu wax ci lu xañeel wàllu mbëkk mi jàppaleen ne police bu Ndar Géej daal nay teg loxo kenn koo xamante ni mi ngi doon amal lu ni mel di yóbbu ay nit am ci lu tollook fanweeri at ak juróom benn jàppaleen ba tey lu tollook juróom-ñetti candidat yi tam commissariat central diwaan bu Ndar Géej daal nañ leen di teg loxo ginnaaw ba ñu bëggoon a dëkkmal fa nga xam ne moom moo di ca Nouadhibou ba ñu ca noppee daal di dem fa nga xam ne moom moo di ca Espagne niki démb yemook ñaari fan ci weeru septembre xam ngeen ne Air Sénégal daal ne rek amal daloo wi ñeel ligne Dakar Washington lu mu tollook ñaar téeméer ak juróom fukk ci aji tukki ñoom ñoo nekkoon ci wowle roplaan A330 néew mu mel ne nag lépp daal nay jàll ci yoon daañu leen jagleel ab reportage woo xamante ni suñu ndaw yi nga xam ne yebal nañu leen woon ca États-Unis ñoom ñoo ko amal réew bu Sénégal nag di dajeek nga xam ne moom moo di réew bu Côte d'Ivoire mu ñeel wàllu tàggat yaram ci afro basket bi ci demi-finale bi mu mel ne nag match boobee du yomb benn yoon ci ñaari équipe yi ndax ku ci nekk di nga bëgg a dëggal sa bopp wàllu afro basket ci góor ñi mu mel ne nag jamono yi coow li nga xam ne moom moo waroon judd ci réew mi ñu daal di rek supporter yi lay gaynde nag mu mel ni amu fi ndax ñu bëri ci askan wi lu ñu xam ne moom moo di taluñu ko li nga xam ne moom moo di seeni ay yitte ma nga feneen ba tax itam daañu leen jagleel aw reportage léegi mbokk yi ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën yu koppar yi nga xam ne nag nguur bu Sénégal daal na koy teq mu ñeel li nga xam ne moom moo di taxi jàpp leen ne gën gaa neew aji jëfandikoo gi daañu xaar lu tollook benn ay bés ngir rek njëg li daal di nekk na mu nekkoon bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Alla Dieng bu UNACOIS Yeesal moom Momar Ndao bu ASCOSEN li mu xam ne moom moo di dogal boobee nag lu muy rafetlu la waaye tam mi ngi sàkku ñu daal di ciy topp ngir bañ lënt daal di ci am. daje nañ ak suñu ay ndaw Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ci reportage. naam douane teg na ci suuf 3% yi nga xam ne moom la bëggoon jël ci wàllu taxi yi naka noonu wàllu dédouanement bi jëm ci wàllu sucre bi lépp nguur gi daal di koy def ngir njëg yi daal di dal bañ a yokku naam jéego yooyu yëpp nga xam ne def nañ ko ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi faaw ñu xaar ngir gis mbir yi naka lay mel ci seen panier. waaw faaw ñu taaxalu mënul automatique parce que mënuñu jël décision bi démb tey mu feeñ ci marché bi donc man njort na ak ni ñu ko xayma dana mat une semaine ñu gis nag situation bi commencé rétablir parce que il faut nit ñi marchandise bi ñu jëndoon ñu jaay ko il faut ñu jaay seen stock donc obligation la ci loolu. waaw dinañ ko sentir quand même parce que day mel ne dañ ko daan jëndee nangam état bi subventionné état bi accompagné donc nag loolu il faut mu feeñ ci panier de la ménagère donte pour ñun lu yanu maanaa la parce que nguur gi dafay nekk. ngir population bi. 47 milliards yi nga xam ne nguur gi daan na koy jël nag subventionné ko loolu ngir fexe njëg yi bañ a yéeg waaw faaw mu am contrôle bu baax waaye li nu mel faaw mu ànd ak contrôle bu strict. gis nañ ne tam njëg yi nga xamante ne bi moom la nit ñi di jaayee ay diwlin yeeg yooyu soo ko xoolee lañ koy jaayee consommateur bi moo ëpp la nga xam ne moom la leen di dikk bañ teg ci seen bénéfice ñu war koo jaay maanaam am na ñoo xam ne daal ci diggante bi la ñuy gagné dafa ëpp daal donc foofu yëpp jàpp nañ ne buñ fa defee. li nga xamante ne bi moom mooy régulation génnee ay dogal wàccee contrôleur yi ci mbedd wi ñu ñëw dugg ci marché yi xool ñiy jaay lu normalul ak boutique yi ñuy signalé yaakaar nañ ne bu ñu ko defee
prix yi dina dellusiwaat fa mu nekkoon. lu mu ci mën a doon rek ñi nga xam ne ñooy acteurs yi nee nañ lii dafa war a wéy bu ko defee njëg yi bañ a tey yokk. loolu li ci jiitu mooy daje bi ministre du commerce woote barki démb ci foire muy war di sax warul soree parce que toog na ñaari at woote wu ko parce que tant que mi ngi am rek nit ñi di échanger danañ fexe ba jël njël mu njëkk balaa benn problème am la ca des aussi taxes yi ñu jël baax na trop waaye nañ ko maintenir. loolu mooy régulation par li nga xamante ne moom la ñu homologation des prix loolu suñ ko defee ci produit yi nga xam ne moom la ñuy dundee tous les jours lu mel ni ceeb diwlin suukar meew tamaate et cetera yooyu yëpp day tax dund gi gën a jaar yoon ndaxte du boobaa du am koo xam ne li ngay gagné dafay ëpp trop. di xaare ne nag 47 milliards yi moo am effet ñii di consommateurs yi ñoom ñu ngay wëy di génne seen poche du cher ngir mun a jënd lu ñu dundee. Pafara ñi ngi moom moo ndaw la mu lim bokk na ci ceeb diwlin jamono yi xam ngeen ne lépp cher ba tax itam ñenn ci askan wi di collectif bu ñoo lànk fas yéene amal ab marche nationale fukki fan ci weeru septembre yi nga xam ne nag moom la ñu nekk la ñu bëgg moom moo di rek daal di jàmmarloo ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo féete ci nguur gi naka noonu itam ñuy sàkko ci ndaw ñi ñu daal di dem bindu ci liste électorale yi ngir jàmmarloo boobee nag ñu mën koo amal jëmale ci régime bu président Macky Sall. Mourtala Seck moom mooy coordonnateur bi ñu teewlu kàddu yi nga xam ne yëkkati nañu ko ginnaaw bañ doon janoo ak way taskatu xibaar yi ci micro Fat Bintou Konté. ñi ngi wax sénégalais dañ ne mbéjum kanam boroom moo koy fajal boppam comme kat gis nañ ni ñii ñu jàkkaar lool dañ leen a jox suñu budget dañ leen a jox suñu ay lempo dañ leen a jox suñu xaalis pour ñu jënd avion gaa dëgg la waaye balaa ngaa jënd avion wala ngay defar terrain sa askan dafay lekk ba suur sa askan dafay naan ba màndi waaye seetlu nañ ni loolu yëpp defuñu ko kon tax na ñoo lànk faire appel à tous les sénégalais wax leen nag laa am loo xamante ni bu amee yow yaa ko mën a fajal sa bopp na ñëpp vote sanction contre régime bu Macky Sall bi. collectif ñoo lànk day appel au niveau national et au niveau international benn marche pacifique boo xamante ni ñu ngi koy defee place de l'Obélisque ba rond-point RTS le 10 bii di ñëw. maa ngi leen ko doon junj mbokk yi mbënd mi di wéy di am ba tey niki rek jàppale ne ca diwaan bu Ndar Géej teg nañ loxo kenn koo xamante ni da doon yóbbuwaate moom moomee mi ngi am ci lu tollook fanweeri at ak juróom-benn loole itam tax na beneen lim daal di ci toftalu lu tollook juróom-ñetti candidat itam mu mel ni commissariat central diwaan bu Ndar Géej daal nañ leen di teg loxo ñoom ñoo doon wutali ca Nouadhibou bu ñu fa noppee ca Espagne lañu fas yéene teere Ousseynou Diop Habib Seck ci tënk. fan yi ñu génn jëye yi nga xamante ni daal nay xew ci diwaan Ndar Géej ay ndaw yu waroon dem ca Espagne daal di suuf ci géej gi ñu ci bari sax ñàkk ci seeni bakkan taxawlu xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi daal di bàyyi jël mbëkk mi biig rek moo ci mujjee police teg loxo kenn koo xamante ni moo doon recruter xale yi ngir ñu mën a dem ci Nouadhibou jàll dem ca Espagne rax ca doon li juróom-ñett ci candidat yoo xamante ni itam bokkoon ci mbir ma police teg leen loxo xibaar yi nag ban ko gënee gëstu gis na ni 26 ci doomu aadama daanuñu dem ci Nouadhibou ñooñu ki nga xamante ni moom la ñu teg loxo muy convoyeur bi moo leen yóbbu ci Nouadhibou ngir ñu mën a egg fële ca Espagne. mu mel na jamono jëlee wàllu mbëkk mi dafa gën a takkarnaase te ñu ci bare bu ñuy dem fii ci diwaan Ndar Géej la ñuy ñëw ndaxte fii la ñu gis mooy mool yi dañu xarañ lool ngir mën leen a yóbbu. police ci enquête yi nga xamante ni am na ko jamono ji nu jëm dina bare lool ay gaal yoo xamante ni daanu jóge file mën a dem ci Espagne. rawatina ci jamonoy màggalu Tuubaa gi waaye nag ñu ni ñoom jatu nañ na soccante ngir mbir mu nu mel ñu mën ko gàntal. Ousseynou mbënd mi li koy xeex bokk na ci rek ñu gën a jëmmal wàllu mbay loolu itam dina xeex li nga xam ne moom moo di wàllu ñàkk du samay kàddu ki ko xam ne nag di xalif bu Njo Diba moom moomee nag xam ngeen ne daal nay bay lu yées téeméeri hectare ci ay gerte yoo xamante ni dina mën a tax ñenn ci ay ndaw itam am ci loo xamante ni ci la ñu jàpp ginnaaw waxtaan woo xamante ni seqoon na ko ki nga xam ne moom moo di Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. dara gënta gaaw xeex xale yi jël gaal jëm bitim réew wala mbirum terrorisme lu mooy joyanti leen ñu jéem a sóob seen loxo ci wàllu mbay mi moo di gis-gisu kilifa diine gi ci diwaanu Ngodiba. àll bi ci ndox mi man tukkikat laa fu nekk te Sénégal suuf si du xaaj du jeex fii ba Casamance fii ba Kédougou donc ndaw ñi ñëw xam ne àll bi am na lum ñu ameel nañu taraanga foog ñu sumeeku ñëw ñaq
problème terrorisme ci àdduna bi sax bu ñu occupé woon ndaw ñi ci liggéey ci tool ci àll bi du ñu am sax jot dem defi leneen parce que nit ki bu vidé boppam dara nekkul ci amul lu mu occupé rek mu dem seeti leneen. waaye tamit dina tax ba lu jëm ci wàllu yalwaan ci xale yi taalibe yi wàññi ko lool. li ñuy bayloo nag gannaaw ndigal loolu ma wax sëriñ bi feddliwaat mooy dañoo war ay daara yi ñun du ñu yalwaan suñ benn taalibe du yalwaan depuis suñu maam Matar kenn du yalwaani moo tax dañuy bay di reeree cere di ndekee cere donc suñ taalibee. na am loolu lépp nag fa mu ànd ak yombalal askan wi ñu mën a jote ci suuf. ren dëkk suñu bàyyi Cissé Lukaar ren maa ngi fii ci Fass Ngoudiba ndax ñàkk suuf tool yi ngeen gis engrais demul ci alhamdulilah rabil alamin te maa ngi am yaakaar récolté lu ëpp li ma récolté woon daaw. lu ëpp téeméeri hectare gerte la bay atum ren jile. moo waraloon gouverneur ba Kaffrine William Malen ànd nag ab délégation bu takku ngir ñëwoon nag seet ko mu jàpp ni nag. baykat yu ni mel nguur gi war na gën a mën a sóob seen loxo ngir jàppale leen ñu mën a sàmmanteeg bay di dundee. mbokk yi mbënd mi jàppale ne du banlieue bu ndakaaru képp dong la askan wa fa yeewoo daal di sonn bu fu ci mel ni nag fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Mariste cité Bellevue foofee nag lu toll ci fukki at ak juróom-benn mu ngi nii nag ñu daal di dund li nga xam ne moom moo di mbënd mi askan wa fa yeewoo li ñu xamle moom moo di lot nañ di dund wile jafe-jafe la ñuy sàkku moom moo di nguur bu réew bu Sénégal dikk ak ñoom ci ak ndimbal nu mu gën a gaawee Marcel Farba Maron Gervais Yao ci reportage. jamonoy nawet ci cité Bellevue ndoxu taw bi ak yuy jóge ci fosse ak kanu yi day faral di sonal askan bi fa dëkk mu doon problème buy bëgg a yàgg. problème mu Bellevue depuis 2005 ñëpp xam nañ ko amoon na fi inondation bu mag boo xamante ne président de la République à l'époque moo nekkoon premier ministre ñëw na fi ak Zodiac donc gis na situation bi fi nekkoon. lan lañ def après mooy benn mur bu mag en béton le long de l'autoroute boo xamante ne ça a aidé quelque temps mais léegi dañoo am yeneen problème yoo xamante ne mi ngi jugee ci ndox mi wàccee jugee ci tali bi nekk Cour Sainte-Marie d'Anne ci gannaaw am na benn cité boo xam dañ ko construit boo xam nekku fi woon à l'époque ndox mi jugee ci autoroute seen diggante suñu diggante ak saa lay jaar dugg ci cité Bellevue bu ñu amee benn mur bu daanoo ndox boobu yëpp day déversé wu donc du coup ñun suñu pompe bi nga xamante ne dañ ko am ci biir cité bi nga xamante ne bu plus normal amee mooy évacuer ndox mi doyatul. loolu waral askan bi yeewoo cité Bellevue di jël ay matuwaayam. suñu association bi ñu formé dañuy cotiser chaque fin de mois donc ci la ñuy def benn système de pompage boo xam ni ñun ñoo ko defal suñu bopp di évacuer ndox bi ci autoroute bi. dëgg la plan Orsec bi ñu ko déclenché sapeurs-pompiers ñëw nañu def benn dispositif en permanence bu ñu leen woowee avec lieutenant Keita ñu ñëw jàppale ñu maire bi aussi mi ngi suñu wet. guddi ak bëccëg démb ci guddi fi la nekk ba 3 heures du matin pour ñu def tranchée bi ñu leen doon won pour que ndox bi bañ a duggati di jaar ci kër googu di ñëw fii donc gis ngeen ñetti kër yoo xam ni ñu ngi renforcer seen mur ci ginnaaw pour que bu ndox bi ñëwee bañ fa jaar dugg ci cité bi. ay muru yenn kër daal di sax daanu ndax doole ndox bi ci biir yenn kër yooyu ndox bi daal di yegg ba 2 mètres moo tax waa cité Bellevue di laaj solution bi tax problème yu mel nii dootul am lu mel ni ñuy raccorder cité bi ak benn réseau évacuation ndoxu taw bi wala boog installer beneen mur ak sax ay teen ngir évacuer bépp ndox buy yegg si ci cité bi. Marcel ñu àddu jëmale ci làngu ko politique bi fii ci réew bu Sénégal ki nga xam ne moom moo di Aïda Mbodj nag xel mu dal la rek am ci coalition wi nga xam ne taxawal nañu ko niki démb daal di koy dippe Yewwi Askan Wi naka noonu itam muy sàkko ci neneen ci responsable yi nga xam ne nag ñu ngi bootu ci làng gi ñu daal di dabb boobule coalition ba tax na moom Aïda Mbodj di sàkko ci Bougane Gueye Dany mu delloo si waat xelam ndax xam ngeen ne sous réserve la daal di xaatim ndax ñàkk déggoo yi nga xam ne am na ko ci couleur bi ñu teewlu ay kàdduk Aïda Mbodj ci micro Chérif Dia. mën nañ bañ a nekk ay xarit mais nañu àndandoo ci lenn li nga xam ne rek moom la ñuy jàpp wóolonte te kenn ku ci nekk jàpp ne da ngay liggéeyal Sénégal su fekkee ne nag da ngay liggéeyal Sénégal am na yoo xam ne boo ci tardé woo di nga bett waa Sénégal te Sénégal kat nit ñi surtout toll nañ foo xam ne ci métit toll nañ ci njëggu seer gi toll nañ ci inondation yi ñu nekk ndox mi nekk seen néeg te génn guñ ci toll nañ ci jafe-jafe yi nit ñi nga xam ne ñoom lañ ñoo am yaakaar ci ñun dinañ jël ak te dinañ xam ne ñun ñii kat lañ leen digoon defuñu ko yaakaar naa ne nañu jéem a ànd rek nañu jéem a ànd def benn say woo xam ne moom mooy jàkkaarloo nguur gi fi nekk ndax nguur gi fi nekkat seen bopp rek lañ fi nekkal àddina moom ñëpp mënuñoo bokk yem sa biir kër sax da nga fi nekk doom yi wuute bu boobaa nag
kenn ku ci nekk rek da ngay jéem a teg Sénégal ci kaw. coalition boobee di Yewwi Askan Wi mën naa am ëllëg bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëmale ci langue politique bi li ñu jàpp moom moo di lu ni mel itam dina gën a ñoŋal wàllu démocratie fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne amal nañu ko ci wuuteeg PDS ak itam gis-gis Alxasan Ba Mohamed Sow Dieng ñoom ñoo daje ak ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëmale ci wàllu politique. yi fare ci kujje gi ànd ngir xeex nguur gi fi nekk. mbooloo n'est-ce pas moo am solo su fekkee ñoom dañuy dem de façon séparée mun na am sax vraiment la grande coalition du parti au pouvoir kenn mënu ko battre. maintenant deuxième chose mooy charte bi c'est-à-dire que ñoom dañu jël engagement ku nekk jël na engagement donc engagement boobu je pense que ku nekk vraiment daf koy respecter. coalition nag dafa metti coalition boo déggee ñu naan coalition mooy coalition boo xamante ni dina mën a taxaw ba dem ci li tax ñu sanc ko. coalition bi mën na dund lu yàgg defi ay jéego charte bi ñu tëral nekk fi nga xamante ni foofu la ñu war a sukkandiku tënku ci ngir mën a yegg ci li ñu namm. pour man daal je pense que tolof moom il faut que mu am parce que ñu ngànk disons coalition bi ku nekk da ngay gérer sa intérêt mais am na intérêt boo xam ne moo gën a kawe mooy Sénégal donc ñoom je pense que lu symboliser n'est-ce pas intérêt Sénégal boobu mooy vraiment charte bi. léegi nag li Sénégalais yi peut-être di xaar ci ñoom moo di dañu joxe ñoom seen kàddu ba nit ñi daal ne gis nañ ne tey da am na coalition boo xamante ni comme coalition Benno Siggil Sénégal bi fi nekkoon tey mi ngi jàkkaarloo ak nguur gi. li ci peut-être xaw a xajam tuuti mooy que le fait que parti démocratique sénégalais mais loolu aussi mën naa wax ne ba léegi sax mën na nekk ngëneel parce que bu fekkee ne PDS dem na lëkkaloo ko mel ni bokk gis-gis ak yeneen parti waa CRD ak waa Jotna aussi ñoom def seen beneen pôle mu nekk ñetti pôle yoo xamante ne ni yu dëgër jàkkaarloo nguur gi loolu mën naa wax ne dafay tax démocratie Sénégal tout simplement gën a dëgër. beneen gis-gis itam bi mu am Serigne Saliou Gueye jàpp ni teel na lool. ñuy projeté wu ci jongante palub njiitu réew mi ci atub 2024. élection locale yi daf leen war a servir de baromètre buñ ci jógee ñu mën a évaluer seen doole évaluer aussi vraiment seen i faiblesse mën a dem ci élection législative buñ fa jógee aussi évaluer seen doole évaluer seen faiblesse mën a song nag léegi élection présidentielle. waaw élection yi bokkul loolu vraiment je crois que loolu mooy méthode. Sénégalais yi daañu ubbi seen i gët xool bu baax fii nga xamante ni foofu la ñu bëgg a dem waaye itam ndax danañu tënku ci li nga xamante ni moom mooy kàddu yu ñu joxe ak xaatim gi ñu xaatim ngir firndeel engagement yi ñu jël. mbokk yi maa ngi leen ko doon junj sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar xam ngeen ne ni ki démb yemook ñaari fan ci weeru septembre la rek Air Sénégal daal di daloo ligne Dakar ak itam Washington mu mel ne nag lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk ci aji tukki ñoom ñoo nekkoon ci wowule roplaan A330 Neo jàppale na nag lépp daal dina jàll ci jàmm ña nga xam ne itam ñoom ñoo nekkoon ci wowule roplaan am ak mbégte bu baax a baax Sara Cissé Chérif Touré la ñu yebaloon ca diwaan bu États-Unis ñu seetaan reportage. ligne bi jóge Dakar jëm fële ci Washington tàmbali na niki alxames mu mel ni mbébét bi Air Sénégal amoon matal na ko njiital transport aérien ak ambassade des États-Unis am ci nag mbégte bu rëy. un appel waa Sénégal dëgg la commencé nañ di jàppale Air Sénégal waaye ñu gën a jàppale suñu compagnie ndax compagnie buy door du ñàkk ay tolof-tolof waaye nii ñu ko defee ba Air Sénégal nekk njiit maanaam jiitu ci marché Paris Ndakaaru jiitu ci marché Paris Bamako fexe noonu ba mu jiitu également ci marché américain lii nag day nekk buntu boo xam ne dina yokk non seulement koom-koom mais tamit lépp jëm ci wàllu tourisme ndax suñu mbokk noir américain nekk fële ci Amérique ñu bëri dañ daan ñëw Île de Gorée comme léegi am nañu vol boo xam ne day jógee Washington jógee New York ñëw directement Sénégal buntu la boo xam ne également ci wàllu tourisme mémoriel maanaam ñu bëgg a xool seen cosaan mën ñëw Sénégal dem Île de Gorée dem Ndar. bésu inauguration bile Air Sénégal da ko waajal bu baax tour de contrôle bi mu taaral ko waaye it lépp luy xumbute ak luy wone culture Sénégal mu fësal ko ngir bégal ay clientam.
vol bi waroon a dem ca 1h30 nag 2h10 la mujjee départ lu tollook 250 passagers ñoo ci dugg Taha Diallo kenn ci ñoom moom nag doomu Guinée la li tax mu taamu compagnie bi lu ko yitteel la. depuis diggante New York ak Conakry dañ koy doon def fukk waxtu ak juróom-ñett waaye goo xoolee ak bii fukk waxtu ak ñett dong mu doon loo xam ne nag soxal nañu lool. équipage bi ay góor ak ay jigéen yu xarañ ñoo ko séq ñoom service bu mucc ayib la ñuy teralee seeni client. am nañu ginaar comme ni nga ko gisee mu ànd ak pâte ak carotte am nañu également jën bi moo nekk nii jën bi ànd nag sauce ak carotte ak pomme de terre également waaw loolu la ñu am. waaw ku ne teraanga ne ceebu jën ndax mën nañ xaar lekk ceebu jën ci biir avion bi. waaw ceebu jën bi mënul ñàkk am na si yeneen destination yoo xamante ne ñu ngi ciy servir ceebu jën donc du ñàkk fii diir bu gàtt incha allah ñu commencé ko servir jëm New York ak Washington pour suñu mbokk yi nga xamante ne loolu moo leen gënal. ngir taxawal ligne bi Air Sénégal jot na cee def koppar yu takkoo takku. waaye njiital compagnie bi am na yaakaar bu baax ci plan bi mu teg ngir perte bañ cee am. ci passagers yi nga xam ñoo ne ci avion bi téeméer goo jël juróom-benn fukki yi féetewuñu Dakar waaye ci sous-région bi la ñu jëm loolee doon lu am solo ci modèle affaire gi ñu taxawal te it di xaar comme ci liggéey gi nga xam ne nii moom la ñu sumb. xanaa di ñaanal Air Sénégal li ci topp dàq tàmbali bi ngir compagnie bi doon royuwaay ci Afrique. jërëjëf Sara Cissé ginnaaw États-Unis ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ci Kaolack dellu ci waat ci réew mi collectif yi nga xam ne moom moo ëmb ñi yëngu ci wàllu daara lu ñu xamle moom moo di ak ñàkk yemale la ñu rek daal di seetlu ci anam bi nga xam ne nag moom la ñu yëngu donte ñu ngi def lu am njariñ fii ci réew bu Sénégal ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Baye Thiam mi yoroon seen kàddu àdduna jëmale ci micro Pam Mbaye Diaw ak Fally Gueye. am na ci ay daara yoo xam ne tey ñu ngi yore ay internat waaye tey seeni nit dañoo néew doole amul ñu ngi leen mën a jàppale ci seen biiri daara am na ñoo xam ne ñu ngi yore ay ndénkaane ay daara yoo xam ne ñu ngi leen dénk ay xale ñi nekk seeni waajur nekk fu sori ñu yore xale yooyu noonu ñu nekk ci ay jafe-jafe ndox mi dugg ci seen biir kër ñu war koo génne kon ba tey itam xale yi place bi ñu war a jàngee am na ci sëriñ daara yoo xam ne ba tey ji mënuñoo dugg foofu pour ñu jàng loolu muy ay problème waaw affaire bi métti ne gisuñ suñ bopp moom ci gouvernement am te dañoo war a gis suñ bopp ci moom ndax ñu ko woo njëkk a jàppale ñun ci lañ bokk ñu ngi dégg ay yeneen daara yoo xam ne moderniser nañ leen ba tabaxal leen seen i daara ñun nag tur bi rek lañ am ba léegi wax nañ na ci daara modernisation la waaye tey ñoo gën a xees daara ci réew mi ndax boo duggee Kaolack daara ju normal tey ci xalifa général yi rek nga koo gis wala imam akbar yi nga xam ne ñoom ñoo jiite kii kon su ko defee te ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi yore ay daara ñu war leen defal comme ñoom ci askan bi lañ bokk ñu jublu leen. aywa mbokk yi ñu àddu ci lu ñeel wàllu tàggat yaram demi-finale bu Afrobasket ci wàllu góor ñi mu mel ni nag jamono yi de gaynde yi nag ñu am ci demi-finale yooyu nag foog ñu gën a dëggal seen bopp wane itam li nga xam ne moom moo di xarañteef ngir mën a taxawee sa kaw bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di Mathia Faye double champion d'Afrique ak Sénégal ak itam Hall of Fame bu FIBA monde moomee doon addu ginnaaw itam bañ doon màggal seen bési juddu ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mame Fatou Ndoye ak Massayer Ndiaye. ñeent ñi gën a xarañ ñoom ñoo fi nekk donc léegi des nañu ñaari jokkante donc te yaakaar naa ne ni bu ñu ñëwee ba fii c'est delluwaat ak ndam si donc xam naa ni Sénégal yëpp ñu ngi xaar loolu le et puis ñun aussi am nañu yaakaar parce que bu ñu ñëwee fii depuis bi ba léegi loolu moo doon suñu gis-gis ak loolu moo doon suñu bëgg-bëgg donc ñaari match yi des yaakaar naa ni xale yi nañu wane leen li nga xam ne wane guñ ko woon ba léegi te comme que ça fait depuis l'an 97 ñu ngi daw boobule ba léegi ñoom. gaynde nag xam ngeen ne réew bu Côte d'Ivoire lay jàmmar lool mu mel ni nag boobule jongante du yomb benn yoon ndax derby la ci ñaari équipe yi waaye mu mel ni nag ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ca diwaan bu Côte d'Ivoire xam nañ gaynde yi nga xam ne ñoom lañ war a janool ba tax itam daañu taxaw ngir daal di dëggal seen bopp bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di capitaine ba di Stéphane Konaté ginnaaw waxtaan woo xamante ni seq nañu ko ak Mame Fatou Ndoye ñu seetaan.
seen dëkk. Il a été coach avec nous. moo nekkoon suñu coach 2011 ci Madagascar 2013 ci Côte d'Ivoire bu ñuy perte suñu match 3e place contre. da ngaa fàtte loolu yëpp da nga koo war a fàtte mi ngi ci sama bopp nag ma fenn fu ma ko denc foofa waaye dafa bokk rek ci suñu jaar demi-finale dina nekk match bu neex de. léegi équipe bu baax la ñu ngi joué di gagné ñun xool nañ leen bu baax waaye gis nañu ni ñoom dañoo xaw a njool ay 1m90 1m95 la ñu nekk loolu nag ñu ñoo leen gën a tuuti boobu ñu leen gën a tuuti dañ koy utiliser pour jouer contre ñoom pour nax leen ci loolu. Cette faiblesse là on va la transformer en notre force parce que Sénégal. J'espère pour eux qu'ils aiment courir. yaakaar naa tam ni bëgg nañu di daw de ndax ñun moom dinañ leen dawloo ba nu xoox te dinañ leen défendre défense bu saf-sap. Le coach la défense. bu ñu yegsee ci édition 2021 bi ñaari meilleure attaque compétition bi ba léegi ñoo war a daje waaye mu mel ni liy joxe ndam li ci capacité défense bi lay doon. jërëjëf maam mbokk yéen itam jërë ngeen jëf fi la ñuy jaar daal di buural bi la jotaayu xibaar léegi ak rédaction bu télévision Futur Média sono naata mbay noppi na faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay tubaab